أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله ولك الحمد الله أكبر 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 الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله alhamdulilah dañu sant yàlla rek ki nga xam ne moo ñu baaxee moo ñu may wattu bu ndaw bi teewee ko fii si jàkka masjid rasul mooy Madina loolu sant yàlla bu baax a baax te yàlla tam moo ñu yombal ñu julli takkusaan ak xat-xat bi ak jafe-jafe bi loolu su baaxee ay borom bi subhaanahu wa taala ndax julli waxtu bi dafa jafe lool si doomu aadama kon nañ ko sante borom bi subhaanahu wa taala ki nga xam ne ñu ngi toog fii tey di waxtaan waroon na nekk fekkee ustaas bu mag bi fekkee mu ngi fi Cheikh Muxtaar fekkee mu ngi fi mu teewee waxtaane bi mu ubbi waxtaane bi
ndax ñun ay taalibe lañu mais noonu comme mbir bi nu mu demee noonu lañ koy mën a jàppee suñu borom ki nga xam ne moo ñu moom doomu aadama moom lépp dafa waat ci saara bu ñu jànganii léegi borom bi nee na wal asri innal insaana la fi xusuri dafa waat mboolem doomu aadama dafa perdre dafa xalak walla ci jamono takkusaan perdre nañu dañu xalak lu dul ñu am ñeneenti melokaan ñeneento melokaani bi boroom xam-xam yi niñ ko teddee ak niñ koy firee kon ka ñun ay ndaw lañu ci loolu lañu mën a tënku suñu wax mu ne ñi nga xam ne ñu wuute inna allazina amanu wa amilu saalihaat ñi nga xam ne gëm nañu yàlla waaw te ñu taxaw jëf bu baax boo xam ne borom bi moo leen di santaane mooy wa amilu saalihaat mooy ñaareel bi ñetteel bi watawaasaw bil xaq watawaasaw bi sabur te ñu waxante dëgg te ñu ànd ak muñ ci kaw dëgg an moo manqué watawaasaw bil xaq watawaasaw bi sabur loolu la ñu doon def ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme mu seex bi nu mu waxee masjid rasul sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci waxtaane jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñeneenti jëf moo fa nekkoon yawmiyan daawa ilallah al ilmu daawa ilallah taalim wa taallim mooy jànga di jàngalante waaw ñetteel bi mooy ximma mooy service wàllu jàkka bi ci toilette yi jàkka bi mu set environnement jàkka bi mu set ñeneent yi nekkoon na foofu mooy daawa ilallah taalim wa taallim ak ximma ak ibaadaat xeet jaamu yàlla mooy di ñaanal jullit yi di jàngalante di waxtaane ci diina loolu nekkoon na ci jàkka yoon sallallahu alayhi wa sallam kon duma sori ci wax damay jéem di leen ñaanal yàlla kii noonu mooy suñu benn kilifa boo xam ne mu ngi ci jàkka bi mu ngi tudd Babacar Diallo moom tam noonu la tudd moo ma gën a xam lan laa bëgg a wax kii tam mooy suñu leader mooy ki nga xam ne dañ ko wax buuru Medina yëpp ñoo ko xam ku baax la kuñ ko mun a ràññee comme tappi di ma mel nii moom jikko am nii la mel ku nekk mun na jaar ci kawam lu jara bàyyi la ñu war nañ ko jara bàyyi xel la ku ñu war a toppoo si lu bari ak jikko yu rafet ak bëgg doomu aadama waaw loolu nañ koy sant yàlla bu baax a baax ak suñu kilifa bi Yuusuf Kamara moo toog ni ak Yunus ki Aydara kii tan Bilaal la bokk na si wootekat si jàkka bi xam naa man fii lay yemal mi nga xam ne moo tax ba ñu fekkee jataay bi julli fii takkusaan nga xam ne comme suñu mbokk mi ci loolu la wax ma bañ a génn thème bi lool wal asri innal insaana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ne nañu fekkonte ne yàlla dafa wàcce woon suraat bi rek suraat boobu wal asri rek dina doyoon parce que lépp la ëmb maanaam maanaa bi mu yomb mu ëmb yaatu na lool ñu sant aussi kii tax parce que lu nekk dafa am sabab te ginnaaw yàlla bindee mbir yëpp dogal lu mu war a dogal léegi événement yi ñooy am muy am moo xam yàlla kañ la koy dogal ah man Medina fi la yàgg naa fi lool waaye yàlla bi ma yàlla dogalee ñuy dem ba yàlla dogal
ci oustaz comme kii ni mu ko waxee suñu kilifa boobu te moo fi jàngal oustaz Maktar fekk Babacar xam naa ko lu yàgg waaye fréquenté wu ma ko lu bari waaye yàlla dogal béréb bi muy ñu fay julli yu juróom ak di fay def waxtaan diine bu amee mawlid dañ ko fi def laylatul xadri naafila weeru koor gi yëpp dañ ko fi def jàkk ji tuuti na waaye macha allah ëmb na lii jàkk yu mag yi di def bu amoon yaatoon tuuti mën nañu fi yoon jullee jumaa sax waaye comme dafa xat te lu ñu fiy def maanaam macha allah dañ fiy jàngale oustaz bu mag boobu day waa mu ngi jàngale bépp xeetu xam-xam ci wàllu diine maanaam durusul islam yi lépp lu jëm ci wàllu xam-xamu diine dina ko jàngal xam-xamu arab dinañ ko fi jàngal donte le fa ñun man français laa jàng sa waaye am na fi ay taalibe yu fiy jàngee français ñun tamit macha allah ñu ngi góorgóorlu ci di diine bi ñu ngi ciy góorgóorlu di ciy def suñu kem kattan Yunus mi nga xam ne moom mooy nodd moom tamit bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo saxal kii mosquée bi ñoo tax ba mosquée bi taxaw moom moo doon nodd bi ma ñëwee wax nañ ma taarixu li dem ba ni jàkka ji taxawee waaye xam naa loolu kilifa bi mooy ki tax na mbir yi am ku sabab ku ko sooke moom dina ko mën a expliquer nu mu gën a leerale waaye daal jàkka ji fii boole na daanaka boole na ay nit yu bëri ñi nga xam ne jógee ci ay béréb yu fasante ko ñu tase fi mën a bokk ndey bokk baay bokk xalaat di dund comme ñi nga xam ne ay frère la ñu ñoo bokk ndey ak baay plus même ku gisul sa morom yaa ngi koy nemmeeku jàkk ji nekk tamit fi nga xam ne alxuraan dañ koy jàngale ku fi ñëw di nga mën a xam sa diini parce que oustaz macha allah yàlla dënk na ko xam-xam bi nga xam ne moo amu ci benn amu ci maanaam du ci daal yàlla macha allah dënk na ko xam-xam bi mu mën a joxe te mën na koo joxe tamit donc kon jàkk ji nu mu fi ñëwee nekk benn lieu de convergence jullit ñi surtout jullitu Médina côté bi boo xoolee lu jëm boor bi nii amul benn jàkk lu dul jekkoo la ak rue 27 moo kon ñu fi nekk yëpp foofu la ñuy jullee wala jekkoo kon léegi ñu fi nekk booru à partir de rue 27 rue 29 ba nii rue 10 bi noonu même ba Gueule Tapée pour ñu mën a jullee fenn li fii bokk na ci li tax vraiment ubbil nit ñi ñu mën a teewee julli mbooloo te julli mbooloo luñ ci xam lu yàlla wax yonent bi wax maanaam dëgëréewum ku julli yow kenn li ngay am ci peyor ku julli ci mbooloo 27 fois am na yu ñëw ne 25 fois 25 degré la ko rawee kon xam nga julli ci mbooloo am na solo léegi suñu mbokk mi Babacar kii ci mbaaxu yàlla ba mu jéem a taxawal loolu fii bi mu ko taxawalee yàlla tam jàppale ko ci dafa mel ni au jour le jour man gis naa ko maa ngi koy bàyyi xel au jour le jour nit ñaa ngi yokk fi mu ne nii dinañu gi lal ba lal ci biti sàppe yi dañuy xat sax loolu moom yàlla dogal na te moom tam mu nekk ci mbaaxam jikkoom bu baax ñu bëri xam nañ ko. ñun de am na ay kàddu yuñ si bëgg sànni rek pour gën a dëggal suñu mbokk bi Aboubacrine di wax at Moussa Diallo buuru Médina nag dafa nekk koo xam moo sama yaay ñoo bokk ndeyat baay ma doon jarbaat si moom mu def benn jihaad bu rëy boo xam ñun dañu nekk tout tànk nekk ay xale yu ndaw juddee si kër gi yàlla def ñu màggee si kër gi jàkk ji ngay gis balaa loolu appartement buuru Médina la amoon na salon am chambre à coucher couloir bi ay frigo at yu mel noonu mu génnee lépp pour jox ko allahu subhanahu wa taala pour def ko néegu yàlla
am nag li nga xamante ne Allah subhanahu wa taala moom moo ma ko yombalal muy sabab lu bëri yàlla jaarale ko sama loxo mais du suñu mbaaxaay du suñu kartan mais yàlla mooy jàppale doomu aadama bis laa ko fekk ci biir fii ma ne ko konte fii jox nga ko yàlla léegi mën nañu di fi noddu di julli boobu man rek maa fi nekkoon di nodd at sama ay ñoom xarit yi nekk ci koñ bi ay ñoom Seydou ay Ela frère kii ay ñoom Petit at yu mel noonu ñuy nodd noonu rek te boobu amuñu micro amuñu dara ñu dem ba ci biir ma dem lijjanti ay moquette at yu mel noonu ñu lal ko fii ñu amoon haut-parleur yi ñuy def pili di nodd jamono di dem ma ne kon pourquoi pas mënuñu ut haut-parleur yi mag yi yàlla def ma dem lijjanti ko ba mu sotti ñuy julli waxtu juróom kii weeru koor tam su jotee damay organiser fii ay ndogu fii sabilillah yi nga xamante ne dañuy togg ay café ay kénkiliba ak yi mel noonu di génn di ko jàppale waa Médina yi mu nekk nag li nga xamante ne après si nañ ko joxee tur ñu ne ñoo ngi koy tuddee masjid rasul mu nekk benn jàkk bi nga xamante ne dañ fiy jàng alquran di ko jàngale di fi julli waxtu juróom yaakaar naa ne comme Cheikh Abou Bakrin nu mu ko waxee nekk na jàkk bu ndaw mais jàkk bu yaatu la comme jàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam parce que fii da ngay gis jàkk yi dañuy julli rek tëj te jàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam amuloon loolu suñu jullee ba pare dañuy ibbi jàkk yi di fa joxe ay darsaat yu mel noonu kon mën naa ne masjid rasul bu yonent bi fii roy na ko ba nga xamante ne yàlla dimbali nañu loolu ñoo ngi koy roy suñu kéemtalaay kàttan kon di ñaan allahu subhanahu wa taala jàppale ñu yàlla may ñu lu sut suñu njott si lu ñu bëgg fii ni xam naa ne damay tëjee foofu kàddu gi rek. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. bés bi nga xamante ne julli nañ tàkkusaan ba pare ngeen filmer julli bi événement bu rëy la parce que dafa coïncider ñuy wàcceel kaamil suñu waajur Alaaji Cheikhou Diop mi nga xamante ne moo tabax kër gi mu nga ne la ngay gis photo ak suñu yaay Bigué Sall mi nga xamante ne moom la fi nekkaloon ba meññ ni ñun ñëpp meññe googu mu meññ mu dem ba am fi ay sët am fi ay sëtaati sët ñëpp nekk fi te kenn mosu fee xuloo fii moom xuloo moom duñ ko def waaw parce que toujours dañuy jéem a comprendre rente rek ku nekk ñu jox la sa wàccuwaay même boo fekkee li ngay def sax neexul ñu jox la sa wàccuwaay parce que ñit rek la mën nekk ñëppay juum amul kuy ñëw ci kaw suuf rek te doo def erreur moo tax booy xool ñit ay manquement am bu yàggee yooyu yaay manqué si sa bopp moo tax toog boobu nag la ñu toogee nekk si jaada nag loolu de fort na parce que yàlla de mu ngi ci kaw waaye mu ngi fépp waaye bu dekkee ci kaw di xool ci suuf ñu gën a humble rek lay àndal waaw donc c'est l'humilité qui fait la grandeur de l'homme mais pour rester humble il faut être familier au tapis et le trône appartient à Dieu képp ku mës a toog fi nga toog di nga fa jóge yàlla rek moo toog toogu abadan te fi mu toog du fa jóge mukk kooku cër boobu yàlla rek moo ko moom léegi nag Cheikhou Diop avant muy génn àddina dafa wax benn wax bu am solo dafa ne xaw ma ndax li ma liggéeyal yàlla mët na wala mëtul waaye sama ñaari néeg yi na ngeen ko def néegu yàlla waaw na ngeen ko def néegu yàlla waaw ba mu waxee loolu am ñu mu ko dénk ñooñu tamit daal di koy jëf Papa Yunus ci la bokk ak benn ustaas bu ñuy wax ngaan yàlla na leen yàlla yërëm ñu def jàkk ji après jamono di dox ba si yàgg après jàkk ji mel ni lu fay après nag léegi ci laa man am xalaat ne comme que moo ko tabax te loolu la waxoon te kër gi moo ko moom man ne ñaari néeg yi nañ ko delloo at mu nekk jàkk ji noonu la jàkk ci dellu siwaatee waaye Yunus li mu wax dëgg la moom moo ko dundal di si julli commodité yi nekk fi yëpp moo ko fi ci barke Youssoufa mii toog parce que kii la ñuy wax Youssoufa yaru na am na teggin te tamit am na respect moo tax loo ko déey rek day am barke parce que daf la ciy ñaanal ba muy jël léegi doomu Mamadou Traoré Diop kaamil laa ko jox ñaanal ko ne ko nag yàlla nga barkeel waaye nag doomam yëpp turu yonent bi leen tudde ñëpp Mouhamed Ibrahima nu mu tuddati waaw doomam yëpp daal Abdourahmane waaw ñoom ñëpp turu yonent bi la leen indi famille yonent bi daal la kii mooy Yunus sóoratu Yunus am na waaw te jàng ngeen ko kii mooy sóoratul Yusuf
bon boog sama kër gi dara manqué wu fi waaw ni ma nekk ak sama njaboot nag mooy ma fexe ba ku ci nekk ma mën la jàngal te duma la gaañ parce que nit ki boo ko gaañee rek dootu la déglu waaw moo tax toujours il faut être malléable comme cette chaise là qui représente l'eau regardez la chaise c'est de l'eau boo toogee ci ndox di nga set et puis da ngay malléabilité boobu nag mooy tax doo gaañ kenn parce que ndox bëggeel yëpp ci ndox la tase waaw moo tax le chapelet et l'eau sont liés et on peut pas les dissocier donc cette maison là c'est la maison de l'accueil c'est la maison du noble Coran c'est la maison aussi de l'espoir et qui que tu sois bienvenu à la maison du noble Coran waaw kon bokk fi ma waroon tàmbalee sax mooy ci Alaaji Malick parce que Médina judduwul ci bés bu neex daal corona bi ñuy wax au temps de la Médina c'était la peste muy ravagé waaye Alaaji Malick bañ ne dañuy tukki ñëw fii mag ñi dañu bañoon waaye moo leen ne fii kat àll la waaye boo leen ko defaree tabax jàkk yi gas teen yi di wasifa di julli yàlla dina leen fa wuyu biram saasum si yàlla na ko yàlla yërëm loolu la ma waxoon mu ne ma boon boog Médina dem nañu ba xajuñu fi parce que ñaanu Alaaji man lañu moo antu waaw noonu mu antoon nag pour élucider maintenant le mystère de la Médina à jamais il faut retourner à Alaaji Malick waaw parce que il est l'esprit tutélaire de la Médina et son esprit plane sur toute la Médina moo tax boo xamee la résidence de Médina de Mamadou Dia ak le terrain de football de l'école Médine yooyu yëpp dañu am borom ñooñu ñëpp dañu am borom ni ñu amee borom mooy la si boppam ñoom ñëpp dañu am borom résidence de Médina kan moo ko joxoñ peuple bi wane Kër Dia ñu xam ne fee mooy Kër Dia kër maam Abdou ñu xam ne fee mooy kër maam Abdou kër Sëriñ Fallou ñu xam ne fee mooy kër ba boog peuple bi leen nommé li peuple bi du nommé rek c'est souverain moo tax man Abdou Diouf fonk naa ko de waaye à un moment donné tamit il m'aimait beaucoup mais jubóowu ji foofu la ñu tàqali ko parce que ba mu ñëwee daal di jël tur bi dëkk bi la résidence de Médine tuddee ko beneen tur dafa pour man daal wàññeeku la parce que la résidence de Médine ak une maison de culture du Tasek la différence est énorme la résidence moo gën a rëy tandis que ban boo kër gi daal dafa mel ni ci sama xalaatu bopp parce que man du ma nëbb samay sentiment dafa dellu gannaaw li tax mu dellu gannaaw parce que Mamadou Dia ba mu fa nekkee da daan saraxe di julli di ñëw jàkku-jekku dafa julli haut-parleurs yi fa nekkoon moo ko fa def yëpp moo ko def donc moom il avait lutté pour que l'islam s'instaure dans la Médina et puis nag ñëpp ko xàmmee woon ci saraxe ak def lu baax ak cultiver les bonnes mœurs donc loolu yëpp nag bu fekkee dañ ko war a fay man ma ne damay dox ci suufu Médina sur les pas de Mamadou Dia ñëw ci résidence bi nag gis garab yëpp ñu koy dagg di tabax ay podium di tabax ay restaurant man ne leen taxaw leen boo leen daggee garab yi yëpp ci écosystème bi day yàqu picc yi nga xamante ne ñooy jóge ci àll ba jaar parc Hann ba pare ñëw tag ci garab yi dem Île de Serpent di wër àdduna si mais bale boobu c'est sublime alors boo leen diddee garab yi nag léegi yooyu yëpp day disparaître waaw moo tax ba ñu commencé gor garab yi nag di tabax ay podium ma ne leen podium bi dafa ñuul kukk yàq gazon bi c'est ça manque d'harmonie te architecte bi ñuy oowoon mu nekk un brésilien mu koy def dama toog waxtaan ak moom mu ne ma wax nga dëgg de sama dëkk de du ñu liggéey nii waaye comme que yaa leen ma ko sant nag ma defal leen li ngeen bëgg donc boo ñëwee ci dëkk di tabax da ngay xool ña fa dëkk nga laaj leen mais boo leen beddee bañ leen ci dugal fekk sax ñoo seen xam-xam moo gën a kawe parce que loolu dafa nekk loo xamante ne dañu war di ko toppatoo Médina boo xoolee les plus magnifiques bâtiments dem nañu l'architecture coloniale l'architecture sahélo-soudanaise Abbas Ndao polo colonique école Malick Sy la grande maternité africaine tubaab yi dañu xam loolu moo tax ñu tabax ko en béton bañ ko tabaxee en béton léegi pour ñu roy architecture boobu parce que la culture de l'architecture dafa nekk loo xamante ne ça définit un peuple waaw Hassan II li mu tabax boo demee ba Maroc nga xam ne il connaît bien sa culture grande mosquée la tabax fii moom la tabax ca géej ga mais boo ko xoolee ligne d'architecture bi toujours c'est le même donc on n'a pas encore réussi à créer une architecture africaine et je suis avec Senghor qui disait à Pierre Goudiaby qui disait aussi à Cheikh Ngom
il faut créer une architecture afrocentrique lancée par Senghor, le parallélisme asymétrique. moo tax tey jii bu ma doon conseiller omariens yi dama ne leen ce que vous faites là c'est bon, mais il faut se référer à l'architecture de Banco, à l'architecture sahélo-soudanaise, à la mosquée de Djenné, pour avoir une ligne d'architecture africaine. Mais bu fekkee da ngeen tabax léegi indi ay verre ak ay béton armé ah te yéen ngeen nekkoon ci ban te Alaaji Omar nekkoon ci di fa tabax nekk tataay yëpp mu tabax ko ci ban. La terre c'est l'élément de l'homme ah ci suuf la ñu yàlla jëlee te ci la ñuy delloo te ci la ñuy dekkilee. Donc c'est le matériau le plus plastique du monde. Terre tabax suuf noonu li bëgg a tabax di ko ci tabax dina sedd soxlawul ay climatisation et puis tamit boo ko xoolee bant yi ni ñu ko ci roofeek yooyu c'est l'élément naturel. maanaam kii ba mu fi ñëwee là le grand islamologue là comment il s'appelle encore Ramadan dafa ne julli naa ci jumaa ju ban bi musuma gis lu rafetee nii riisu naa ci mu takk ci waaw ma xam ne ban laa rek bon boog je dois rester humble damay dellu ci ban bi waaw loolu la wax ñëpp dégg ko mu ne où sont vos bisaab et vos jus de buy ah gars yi di xoolante Coca-Cola bi lan la du dara poson la rek waaye boo leen seen cap buy bi nga xam moom la awa manga sax di defar fii ci kër gi buy bu neex a nga ci kër gi dinañ leen ci servir buy bu neex a nga fi bisaab bu neex a nga fi te boo fi duggee ñu ñamal la ko da ngay xamante ne lu sell la waaw léegi nag li ma bëgg a jeexalee bu ma bëgg a jeexalee mooy ne parce que man je suis comme un être qui est sur un nuage qui s'en va et je ne sais pas pourquoi Dieu m'a exilé sur le sol de la Médina. Mais Dieu lui sait. Après 30 ans d'absence en Europe, je vous refais après un jour, la Médina m'a appelé. Ne me dellu ma takk benn anglaise boo xamante ne Jane Aston, que vous connaissez bien, professeur d'anthropologie des religions. Elle a écrit sur Bagnas, sur l'islam et tout ça. Mu ne ma Babacar, mais da ngay dellu Londres, comme ça tu vas gagner beaucoup d'argent. Ma ne ko la Médina m'appelle. Irrésistiblement, il faut que je retourne chez moi parce que j'ai un rôle à jouer ici et ce rôle-là c'était ça ah ma ne ko nag dama lay bàyyi nga toog Londres parce que Londres mooy sa dëkk toog fa mais man maa ngi dellu fii fekk ma àndoon ak Youssou Ndour ak Baaba Maal di jouer Royal Albert ak Youssou Ndour man ma nekk Whitechapel de Londres la Whitechapel foofu laa exposé kenn du fa exposé. Mais exposé aussi à 300 km de Londres, Yorkshire Park Sculpture, le plus grand monument de l'Afrique, mu nga fa te yéen mosu leen ko xam kenn xamu ko. Le Royaume-Uni ba mu ñëwee dama def benn monument boo xamante ne c'est des roues que j'ai propulsées au ciel pour leur dire que ne l'âme va retourner à Dieu, le Royaume-Uni appartient à Dieu. Alors j'ai suivi beaucoup de choses, mais maintenant maa ngi nii nag je suis en train de traverser la Médina, j'ai fini ma traversée de la Médina, léegi li des peut-être mes adieux. Et pour dire adieu, c'est pas facile. Je vais mourir. Et mourir, c'est quelque chose de bien. Maman Abdou a dit, je suis digne et je vis dignement parce que j'ai appris à mourir. Mourir, le temps de vivre, je l'ai fait, mais maintenant, j'apprends le temps de mourir et de retourner et de laisser un nom éternel sur le sol de la Médina. Je vais partir, c'est bientôt. Parce que bientôt peut être aujourd'hui ou demain, c'est fini. Ma mission est terminée parce que vous m'avez vu et cette vision-là, c'est Dieu qui l'a dictée. C'est Dieu qui vous a amené là pour me filmer, je ne l'ai jamais demandé. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que notre fin soit préférable à notre commencement. Que notre fin soit préférable à notre commencement. Mujj gu rafet la ko compter. Te mujj gu rafet du dara lu dul rek Yàlla gërëm la nga gërëm ko. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sant leen seen télévision bi TV Médina kanam la jëm wax na ne wax naa dëgg waaw kanam rek ngeen mën a jëm waaw kon le jaraaf des jaraaf c'est le prophète donc ce terrain là l'appartient comme que soxla na xeer ba ma fa teg dinañ fa dem nag ngeen laaj xeer bi maa ngi ko jëlee ba monument de la Renaissance indi ko fa teg ko fa waaw du caaxaan xeer boobu ça fait des tonnes waaye nag léegi première pose pierre bi moo nekk noonu. École Médine nag waaw école Médine bu fekkoon ne Colobane la nekk kenn du wax école Médine bu fekkoon Pikine la nekk école Pikine la nekk waaye bañ ne Médine rek ca la nekk l'université du Coran waaw bon bokk c'est l'école de Médine et l'école Médine dañ koy transformer waat mun avec des bâtiments éloquents
et fonctionnel et esthétique pour montrer la grandeur de l'islam. Donc moo tax ba ñu fi ñëwee 2008 les saoudiens di def les journées culturelles saoudiens dama dem waxtaan ak ñoom kenn invité wu ma sax de mais ba ñu duggee ci biir di visiter dañu fekk benn xeer bu ñu yett Allah ñu ne ku defar lii ñu ne ko benn waay la daal bu mu ne yett xeer moo ko fi defar ñu ne ñun sax ñoo ngi def benn journée fii ci calligraphie yi pour jox leen ay diplôme est-ce que mën ngeen ko gis pour mu ñëw dessiner wala mu parce que li mu bindee Allah bi daal c'est très original. Après gars yi seetuñu ma yàlla def rek ma ñëw fa ba ma ñëwee nag fekk am na jàkk ju ñu fa defoon jàkk jooju man ñi ko defar ca laa bokkoon ci biir résidence bi après dañ ko mujj dindi ba ma ko defaree ak ña fa nekk ñëpp ñu fay julli un jour ñu daal di koy dindi boobu ñu ko dindi nag naqa dina ma parce que na ngay joxe nit néeg ba sa yàgg après nga nanguwaat ko loolu doy na waar yàlla soxlawul dara. L'univers tout entier c'est son palais waaye nag léegi kon boog ne police amee jàkk gendarmerie am ko ak lanati fu nekk am na jàkk RTS am na jàkk waaw bon boog bu ñu nee résidence de Médine de Mamadou Dia te amul jàkk bëgg ko cee génn c'est que dañu bëgg a woye leneen dañ ko bëgg a effacer moom Mamadou Dia man nag je suis sur les pas de Mamadou Dia waaw te duma ci wàcc mu tànk dugguma suuf moo tax damay promener kër gi dañ ko war a delloo au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que est-ce que Rasulullah am na kër gu gën a fort nu mu tudd résidence bi lu rafetee ni résidence bi Douta Seck rek moo ko fi am waaw bon boog Douta Seck balaa muy am lu mel noonu dañ ko delloo Sorano foofu la joué le roi Christophe wala Grand Théâtre tuddee ko on l'aurait rendu image waaye nag fi nga xam Cheikh Anta ba mu dee université bi lañ ko tuddee parce que jàngkat la mais boo ko tuddee woon terrain football du am solo. waaw ku nekk dañ lay tuddee la nga doon def ba ci kaw suuf ba ni nga génnee àddina moo tax j'invite le président Macky Sall à redonner cette maison là le nom de résidence de Médina c'est un patrimoine classé garab yi tamit comme que c'est un patrimoine classé kenn dootul daggati garab yi waaw la fa nekk tamit kenn dootu ko transformé dañ koy bàyyi noonu marché Carmel ba mu lakkee Viviane dafa taxaw ne dañ ko defaraat bañ ko defaraatee dafa mel ni la fa nekkoon moo fa ñëwaat waaw mais gis nga résidence bi dañ ko yàq architecture bi ci nekkoon ak balcon bi fi Mamadou Dia taxawoon bañ koy arrêté liñ ko dindi lan lañ ko def ay PVC ak ay aluminium mais ils ont détruit la maison il faut donc xaalis boobu yëpp ñu def ci maison bi dañ ko restaurer dañ ko détruire bañ koy toj sax dañu sonn parce que ña ko doon tabax dañ ko tabax ak force parce que doon bâtiment caaxaan mu ñuy toj di toj ma ne leen ñu ne ma léegi boo bëggee demal présidence nga dem foofu nga jooy ko mais fii ñun lu ñu neex la ñuy def ma ne leen bu leen dagg ko ci ñu ne dañuy dagg ma ne leen bu leen gis ngeen daggoon ngeen salle Alioune Diop fi ngeen ko tabax salle Alioune Diop ils ont coupé beaucoup de cocotiers des eucalyptus des baobab pour construire ça restaurant bi tamit ils ont coupé encore donc finalement bu ñu koy coupé di ko coupé dinañ dem ba mel nii sama kër gi ni mu wooyee amul dara dina dem ba mel noonu te bu demee ba mel noonu xam nga ne duñu jikk waaw moo tax tey jii ma daal di ne xale yi mbedd bi na ngeen ko verdir Cheikh Loum nag c'est un grand esprit sama jarbaat la mi ngi ci kaw ba ma ko waxee loolu yaa 40 ans laa ko waxoon as-tu planté ton arbre car le jour de la vérité est venu le retour de Sam sous le soleil bës a ngi ñëw boo leen saxul garab di ngeen bëgg a naaj di ngeen bëgg a làqatu ci suuf naaj bi fekk ne doo leen ko am yaa leen dagg garet ah Cheikh a compris invité ay nit ñu am alal ñoom ñoo fay li yëpp peinturaat façade kër yi yëpp Cheikh je le rends hommage que mu tudd Mamadou c'est pas un hasard aussi mu bëgg l'islam donc bu ñëwee ci suufu Médina il est un peu un des héritiers du prophète un peu parce que le prophète a dit que ne ñun yonent yi borom xam-xam yi ñooñu doon ñooñu nekk suñu héritier te moom kenn waru werantewul borom xam-xam ne borom xam-xam la waroon na mën a toog sax waaye nag yàllaa ko tudd woon ci moom na nekk président mais am na martaba boobu waaw loolu mu def nag ba nga xamante ne moom moo marqué Médinois yi mooy ni mu comporté woon waaw bon boog léegi boo ko gisee rek gis nga yonent bi waaw te boo gisee yonent bi gis nga Médina bon boog il faut que turu Mamadou Dia dañ ko war a saxalaat président nag saxal na ko ci building ba waaw parce que dafa dégg sama wax dama ko bind lettre ne ko léegi yaa ngi jël turu Mamadou Dia ñoo ko dindi yow boo ko bëggee delloo na nga ko delloowaat ñaan ko j'ai le journal mën naa la ko jox fu mu ko bindee mais deful li ma wax
dafa bàyyi léegi la ma ko wax toxal la ma ko wax tabax ko mu nekk building bi tuddee ko Mamadou Dia waaye bu ma ko waxul woon sax du ko tuddee building bi mais li ma insisté ne ko il faut nga delloo ko kër gi mu xam ne moom delloo ko kër gi politiquement du ko arrangé mu tuddee ko building bi loolu man maa ko xel waaw te waxuma ko parce que je veux me vanter mais c'est la réalité donc il faut que d'abord ñu dégg waxu kilifa yi mais kilifa toujours bu waxee dara après bu demee nit ñi duñ ko def loolu moo tardel Sénégal nag waaw li may wax ni yëpp après dinañ ko dégg après daal di koy jëlaat def ko leneen moo tax man je suis apolitique politique sax baax na waaw bu fekkee ne day régler ay problèmes yoo xamante ne dañu war a yàq société bi bu fekkee politique bu rafet mun na ko defar mais politique bu ñaaw man waxuma ci dara saagante c'est la mare des crocodiles reyante ak tamante dëmm yooyu rafetul la violence comme ni ñu ko waxee woon musul régler dara il faut être c'est pourquoi je regarde Mahatma Gandhi man je suis ouvert à toutes les formes de culture avec respect takk na karawaat def la lu nekk mais dafa mujjee sangu delluwaat ci tradition boo ko gisee rek xam ne Inde la boo ko gisee ak yatam muy dox devant les Nations Unies da nga koy respecter le Dalai Lama boo ko xoolee mu wax nga xamante toutes les souffrances qu'il a subies il est resté stoïque et serein donc il avait une discipline de fer donc nit il faut mu forger personnalité waaw boo gisee gaynde mënoo ko yëpp parce que gaynde boo ko xoolee bu toogee wala buy rugir wala buy rëbb doo gis ci moom benn faiblesse da ngay xamante ni kii kilifa la bu toogee te waxul dara da ngay xam ne kilifa la bon boog gaynde gi ñu nekkee nii ak guy gi nañ ko incarné bu baax parce que moo nekk suñu carte d'identité moo nekk suñu lépp le végétal le baobab qui vit longtemps c'est la maison des esprits ak le lion qui est Haïdara le lion c'est Alioune le lion c'est tous les jàmbaar le lion c'est Hassan II que Dieu l'accueille dans sa sainte miséricorde donc lion moom la ñu war a gën a symboliser et Bamba Fall l'a compris un jour je lui ai offert bu jéem ma pour dara dama koy wane xool leen lii lan lañ fi wane et un baobab ci ban forme la nekk forme bi naka la tudd ça c'est l'octogone waaw l'octogone c'est une figure waaw 8 le trône repose sur 8 piliers et ces piliers sont des âges yoo xam ne passé nañu asamaan ak suuf ak seen grandeur donc le lion ici il rugit mi ngi nii donc et c'est la forme la plus appropriée pour diffuser la lumière l'octogone waaw ni muy diffuser parce que yëpp ay trou la ah bu fekkoon dafa rond léegi boo leen jéemoon boole du ñu ànd mais gis nga ni mu ko defee angle moo tax léegi ñoom ñëpp ñu jàppante gis nga ko ci école Médine dëru école Médine a ngi nii waaw bon bokk lii mooy symbole du Sénégal mooy symbole Médina Senghor il a compris quand il a voulu faire l'obélisque à Saint-Jean la France qui avait volé l'obélisque de Luxor daf ko indi tuddee ko place Concorde Senghor nag dafa def gaynde gi ak baobab bi waaw mu jàkkaarloo kër gaynde Fatma gaynde Fatma foofu mu nekk xam nga ne yàlla daf ko rendre hommage